nuyu directeur u FIMF ak maa ngi nuyu directeur u FIMF directeur u DRS SFD di nuyu également directeur général u FONAMIF ak directeur de la microfinance nuyu madame la représentante du directeur national de la BCEAO monsieur Al Amin Lo maa ngi nuyu également président APSFD le directeur général Jean-Jacques Diop di nuyu mbooleem président conseil d'administration ak dirigeant mutuel yi te nga xam ne Omar Diop di gérant mutuel éleveur u Daara ak soxna Maymouna Ndaw di PCA bu APROFES Teranga bu Kaolack wax nañ ci seen tur ñoom ñëpp ñu bari ràññee naa leen ci maa ngi leen di sant di leen gërëm ci déplacement bi ak teewaay bi wax nañ ko sànq mutuelle de petite taille yi dafa yitteel loolu jiitu réew mi keroog bi muy def audience su APSFD nga xam ne daanaka kuréel yu bari teewoon nañ fa moom ci wàllu boppam wax na ban taxawaay la yéene d'abord pour secteur microfinance de manière générale mais surtout pour li ñuy wax mutuelle isolée bañ na ko ba keroog fàttali nañ ko dafa ne bu leen kenn waxati isolé soppi leen tur bi xam naa tur bi nag dina jafe soppi ndax biñ koy wax ba léegi mënuñu fexe ba soppi ko soxna Maymuna nee na petite lañ waaye petite ci rëy ci jëf ja waaye foog ñu màgg nag te màgg boobu ñuy wut li tax ñu koy wut ñaar bi ci jiitu mooy dañu gëm ne bëri na ci loo xam ne état bi da koy mbébét war ko mën a def surtout lu demee ci ni inclusion maanaam nit ñi di bokk di yëg lii xew mën nañ ko jaarale ci mutuelle isolée parce que ay émanation population bi la ñi dëkk ci gox-goxaat yi ñooy daje am seen mutuelle di seet nu ñuy jóg ko daanoo donc ñu mel noonu bu ñu amee yéene ak volonté boobu li war réew mi mooy état bi mooy mu taxaw seen wet kon li ñuy def dañ ko war a def mais léegi nag yéene boobu ñu am pour mu mat day des seen taxawaay yéen ci seen bopp parce que ku ñuy jàppale ñenn ñi depuis 2014 ñenn ñi depuis 2016 ñenn ñi avant yaakaar naa jàppale baa ngi bëgg yàgg ku ñu jàppale diir boobu war nga mën a am benn taxawaay moo tax day bokk nag ci liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokkandoor kenn ku nekk di def li mu mën aussi ñu xool mutuelle yi seen taxawaay ndax yi nga xam ne FIMF dina leen ko jox moo xam ci wàllu matériel informatique la imprimante yi système yi SIG yooyu te ngeen wax dugguleen lii tax muy gën a yéex di dem ci yeneen yi mooy aussi obligation yi nga xam ne bu ñu leen joxee système bi ba pare yéen dafa am lu ngeen war a comp di ko joxe du mat du ngeen ko def te loolu c'est un problème ndax bu ñu la joxee jumtuwaay bi ngay liggéey renforcer sa capacité jox la logiciel boo xam ne lépp da nga ko war a jël mais loolu lépp da nga koy tënk génnee ko ci sa capital génnee ko ci say charge d'exploitation kon da nga ko war a génnee ci nit ñi nga xam ne ñooy ñëw ci yow di jëfandikoo mutuelle bi boo ko ci génneewul ba pare nga teg ci doo fay problème day daal di bëgg am kon suñu bëggee liggéey bi ñuy àndandoor di def gën a ñoŋ te bu gënee ñoŋ yéen lay njëkk gën a ñoŋal parce que yeneen difficulté yi ngeen di am yépp lu bari da leen di teggeeku ndax état bi day gën a mën di dimbale ndax bu fekkee ne ñi ñu njëkk dimbale taxawaay bi ñu war a def yépp matewul pour nga mën a dimbale ñeneen day gën a jafe parce que toujours da ngay nekk ci ñooñu di pousse te comme nag yéen a ne vous êtes performant yéen a ko wax man waxuma ko soxna may mu ne moo ne on est performant président il faut payer voilà su loolu amee dinañ juboo parce que yéene bi ñu am mooy bu ñu paree def les assises de la microfinance nag foog ñun ci suñu wàll bopp ñu ngi fexe nu FONAMIF taxawee pour mën leen gën a dimbale parce que gis nañ ne bu ñu leen dimbalee li ñu bëgg ci inclusion day am kon faw ñu fekk si leen ci gën a oyofal jumtuwaay yi nga xam ne buñ leen ko joxee dinañu atteindre objectif yi mais ndimbal na ca fekk loxol borom te bu ngeen gisee seen jëwriñ parce que maay seen jëwriñ te fii ñu toog ñu ni nen kon ñu ni nen war nañ mën a waxante
après bu ñu jàkkaarloo ak ñeneen ñu lëkkaloon rek taxaw jàkkaarloo waaye la si suñu biir nañ ko waxtaane bu ñu tasee suñu biir comme nag yéen a ma wan ne dañ lay jàppale pour nga liggéey faw ma mën leen a wax li ma bëgg ngeen jàppalee ma pour liggéey bi gën a mën a dox moo tax bu ngeen delloo te formation yi nga xam ne dañ leen ko jagleel pour mu gën a yokk seen xam-xam ba ngeen gën a mën a taxawal li ngeen di liggéey ngeen mën ko partager d'abord ak ñi nga xam ne jotuñoo ñëw ensuite ngeen mën ko appliquer mais surtout ñu mën a taxaw ci anam yoo xam ne dina gën a mën a tax ñuy gën a mën a dimbale li ëpp ci yéen parce que mutuelle yi quand même takku nañu Sénégal donte doyul takku nañu kon war nañ leen gën a mën a taxawal li mu concentré ci population tabarfakal la sakkan na kon luñ ci deful rek daa fekk priorité yi day bëri mais war nañ ci mën a def lu ne ndax li ñuy wax le Sénégal réel foofu lañ nekk di yëngatu kon maa ngi am mbégte lool ci suñu jotaayu tay bi di ñaan ñi jóge ci région yi ñu dellu ci jàmm ak salaam di wax ne am nañu aussi yéene defaat le tour ni ñu gisee ne vraiment accompagnement bi ñu defoon ci wàllu Covid bi am na njeexital war nañu mën a defaat beneen programme bu mel noonu boo xam ne dina gën a mën a également bokk ci liy renforcer taxawaay yi notamment ci secteur refinancement bi ñu gën ko yokk gën ko yaatal parce que en définitive loolu moo ci ëpp solo ngeen am ressources yoo xam ne dina leen permettre ngeen gën a mën a nekk en activité kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di féliciter encore une fois le directeur du FIMF et l'ensemble de son équipe. Je vous remercie.